أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yi yéen ñi nga xam ni yéen a ngi ñuy topp ci seen rubrique xew-xewu jamono ngeen ànd ak seen mbokk Imam Dramé gannaaw bi ñu nuyoo sénégalais yi fu ñu mën a nekk moo xam sénégalais yi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi tey nag dañoo bëgg a def benn xew-xewu jamono ñu def ci ab taxaw seetlu ci Ablaye Wade ndax xam ngeen ni démb la woon anniversaire am waaw mu am 94 ans mbokk yi 94 ans moom lañ déclaré ni Ablaye Wade am na ko maanaam téeméeri at yu manqué juróom benni at loolu nag lu rëy la ndax ku ne bëgg nga koo dund kon Ablaye Wade moomu nag nga xam ni du n'importe qui ci réew mi am na lu mu fi tekki loolu la yàlla def Ablaye Wade nekk na fi président de la république kon baax na bu ñu agsee ci anniversaire am nit ñi fàttaliku ko waaye waruñoo bàyyi ba mu faatu rek ñu bëgg a takki rajo comme ni ko Sénégal yenn ci sénégalais yi di defee ñun dañoo bëgg a bokk ci ñi koy fàttaliku ci jamono bi muy dund jublu ci rek ak fàttali nag jubluwuñ ci parloo jubluwuñ ci kalan parce que ñun dépassé nañ loolu te it ñun yàlla dimbali nañu mosuñoo lekk xaalisu Ablaye Wade bokkuñu ci parteem mosuñoo joxanteeg moom loxo waaye nag Ablaye Wade bi muy jël réew mi fi la ñu fekk bi muy bàyyi réew mi it fi la ñu fekk kon war nañ cee mën a def ab taxaw seetlu bi ñu njëkk a def ci Ablaye Wade mooy man du ma dugg ci ay famille parce que nit kenn du ko taggee ci famille nit dañ koy tagg ci ay jëfam waaw nit kenn du ko tagg ci famille dañ koy tagg ci jëfam parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla tagg ko ci famille ci ay jëf la ko tagg mag ñu baax ñi ngeen fii dégg ñëpp kenn taggu leen ci ay famille léegi rek la nit ñi commencé di tagg ci famille mais diine moom li muy taggee nit mooy li mu jëf yonent bi ko yàlla di tagg ci jëf la ko tagg kon Ablaye Wade dafa baax ñun génération bi ñu delloo ko njukkal ndax delloo ko njukkal farata la parce que alquran moo ñu wax ni yaa ayyuhal ladina amanu awfu bil ahd innal ahda kaana mas'ula yàlla nee na yéen ñi nga xam ni da ngeen a gëm yàlla bi ne yaa ayyuhal ladina amanu mooy ñi gëm yàlla na ngeen di sàmm kóllëre ndax kóllëre yàlla daf koy laaj yawmal qiyaam te na ngeen xam ni kóllëre de responsabilité la boo xam ni yàlla daf koy laaj yawmal qiyaam kon jullit dafa war a am kóllëre wolof nee na wóllëre ginnaaw lay féete loolu la wolof wax wolof nee na wóllëre ginnaaw lay fóote sëñ Babacar Si moo daan wax ni wóllëre wuy màtt wóllëre wuy weq moo ma gënal wóllëre wuy màtt lim ci bëgg a wax mooy wóllëre ginnaaw lay féete Ablaye Wade 1974 bi muy ñëw ci réew mi ñu jox ko récépissé ci la am récépissé mu nax Senghor ba Senghor jox ko booba réew mi du tey parce que booba réew mi wax fi jafe na booba taxawal fi parti yombul ndax booba réew mi Senghor a fi nekkoon tubaab yi jox ko Senghor damay wax ni li dal Sénégal Senghor moo ci ëpp responsabilité parce que réew mi ca départ bi moo baaxul Sénégal départ bi moo am problème te ca départ ba bi ñu amee indépendance juste rek Senghor lañ jox réew mi Senghor jël noble yi ak gor ñi waroon a tabax Sénégal ñëpp mu génne leen ci li ñuy tabaxee réew mi ku mel ni Cheikh Anta Diop mosul bokk ci dara dañ koo xeex ba ni mu faatoo Mamadou Dia moom dafa leer parce que Mamadou Dia dañ ko tëj ci kaso bi ba mu màgget ba bi muy génn amatul njariñ maanaam mën nañ ci lim ñu baree bari ay intellectuels yoo xam ne ay panafricanistes la ñu woon bëggoon réew mi Senghor moo leen éliminé Ablaye Wade nag fexe woon ba naxanteeg Senghor ba Senghor jox ko récépissé Ablaye Wade xeex
xeex bu metti ak Senghor ba Senghor jóge fi mu continuer di xeex ak Abdou Diouf Abdou Diouf buñ ne woon xet gi lay na rek Ablaye Wade dang ci kaso bi xet gi lay na ñu jàpp leen tëj parce que day indi attroupement à l'ordre public baat bu fi yàgg la Ablaye Wade ñu jàpp ko tëj te ku ne xam na ni kaso yooyu moo gënoon a metti suñ kaso yi parce que boobu droit de l'homme demeegul nii média demeegul nii dénoncé bii ñuy def demeegul nii ñu jàpp ko tëj ci kaso bi Ablaye Wade continuer di xeex 26 ans mbokk yi du ñaari fan de moo tax Ablaye Wade mérité ñu wax ci moom fàttali Sénégalais yi kan mooy Ablaye Wade te kenn warul xaar ba mu faatu ñun boog duñ xaar ba mu faatu dañ koy wax léegi 26 ans mbokk yi ñaar fukki at ak juróom-benn du ñaari fan du ñetti fan nit ki nekk ko di xeex ba jot réew mi Ablaye Wade bi mu jotee réew mi geste bi mu njëkk a def li lay wan ni noble la mooy Abdou Diouf mi ko doon jàpp di tëj la woo ni ko damay seeti sa yaay non seulement baal naa la ndax boo ko neexoon jàpp Abdou Diouf tëj te boobaa kenn du ci man dara da koy jàpp wut ay avocat ñu génn coow comme ni ko gars yi di defee rek bu ko neexoon def ko mais dañu ko demal yaat koo àndal jàpp bàyyi Abdou Diouf dem seeti yaayam loolu geste bu rëy la mbokk yi Ablaye Wade bi mu ñëwee Sénégal amaat na beneen xar kanam mooy nit ñi commencé waat di am espoir changement juddu ci xel yi Ablaye Wade waxuñu ni dafa réussir alternance bi 100% mais mën naa ni ndax élève mënul jàll élève buy jàll 100% bariwul mais mën ngaa jàll 60% ba 70% mais man su ma doon juger Ablaye Wade dama naan 80% daf ko réussir parce que li mu réussir mbokk yi mooy li gën a jafe mooy conscientiser peuple bi ba peuple bi xam ay droit am Ablaye Wade moo fi indi liberté d'expression liberté de la presse bii ñuy wax tey ba nit ñi ku nekk taxaw am sañ-sañu di wax ci réew mi di ci joxe sa xalaat loolu Ablaye Wade moo ko fi indi parce que Ablaye Wade bi mu fi nekk Abdou Diouf bi mu fi nekk RTS a fi nekkoon RTS waaw ñun la yow laaju ñu leen yéen opposition bi laaju ñu leen seen xalaat ci réew mi mais Ablaye Wade malgré RTS ay bêtises amoon na fa mais teewul xawoon naa équilibre wala même bu dee RTS jëlu la woon daan nga dem ci chaîne privée yi ñu jël la te Ablaye Wade chaîne privée yooyu moo leen jox autorisation yaakaar naa bu dul Sud FM ak Walf ñi ci des Ablaye Wade moo leen jox autorisation te bu dee Walf télévision Ablaye Wade moo jox autorisation bi TFM gii ñuy wax Ablaye Wade moo jox autorisation bi Sen TV noonu Ablaye Wade produire ci réew mi ay milliardaires waaw lu mën a xew rek moom produire na ay milliardaires ñoo xam ne tey ay milliardaires lañ ci Ablaye Wade lañ jaar ba am ko nuñ ko amee nag duñ ci dugg lem laa lewul loolu Sénégalais ku ne ak gis-gis biñ ci am mais daal am nañ nekk nañ ay milliardaires te ci nguuru Ablaye Wade lañ ko nekkee Ablaye Wade bi mu ñëwee wàllu infrastructure ku ne xam na ni changé na ci xar kanamu Sénégal pont yu bari tey embouteillage bu mënee wàññeeku Ndakaaru nit ñi di dem di dikk Ablaye Wade la aéroport bii ngeen fi gis ñu koy wax aéroport Blaise Diagne Ablaye Wade moo amoon xalaat bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais man li ma gën a intéressé ci dundu Ablaye Wade du ay infrastructure mbokk yi mais lim defal peuple bi li ci ëpp solo mooy conscientiser leen ba gëmloo leen ni seeni droit kenn waru leen koo xañ marche droit de marche Ablaye Wade bokk na ci ñu ko fi indi bokk ci ñu ko tasaare ci réew mi donte daan nañ marche waaye marche yooyu ku ne xam na ni mu daan demee boo yëngatoo ñu jàpp la mais jamonoy Ablaye Wade bàyyi woon na nit ñi ku ne di wax sa xalaat boo amee lu la naqari nga génn marche te loolu dafa am ci dafay mandargaal démocratie Ablaye Wade ku ñemee woon opposition la mbokk yi loolu bokk na ci ñu ko mën a seedeel parce que bu ngeen fàttalikoo opposition bi liñ daan def benn bloc yëpp ay géant nekk ci ñu mel ni Moustapha Niasse ñu mel ni Ousmane Tanor Dieng yàlla na ko yàlla yërëm ba ci Macky Sall mii ponkal yu bari defoon benn bloc mais daan na leen tenir en tête bu waree wax ak ñoom bu waree jëflante ak ñoom ci ay kàddu jëflante ko ak ñoom te dara du yëngu loolu li muy wane mooy Ablaye Wade démocratie gëmoon na ko mbokk yi Ablaye Wade le 23 juin bi ñuy tiitaroo man bokkoon naa ci ña fa demoon bu ko neexoon du am parce que réew mi bu nekkee réew mi buñ naxantewul naxuñu Sénégalais yi benn pouvoir moo fi am muy le pouvoir exécutif te pouvoir exécutif boobu président de la République moo ko yor moo yilif yeneen pouvoir yépp loolu mooy réalité bi
li ne ci këyit yi nag waxuñu ko mais réalité bi lii la Ablaye Wade bu ko neexoon day génne armée bi ci mbedd mi 23 juin du am comme ni mu fi amee woon ci yeneen i événement yi passé kon le 23 juin buñ ko amee ci réew mi nañ ko sante Ablaye Wade kooku nag dafay baax ñu fàttali ko génération yi ñu bari ñu ngi rendre hommage di bind di ko rendre hommage loolu lu baax la mais damaa jàpp ni hommage bi ñu war a defal Ablaye Wade tey nga xam ne mooy le vrai hommage te képp koo xam ne yow avenir réew mi rek moo la ñor démocratie rek moo la ñor par parloo ñoru la nga bëgg Sénégal démocratie di fi continuer hommage bi nga xam ne Ablaye Wade soxla na ko mooy tey ñu dem jëlali ko Karim Wade teg ko ci wetam mbokk yi Karim Wade ab sénégalais la ci réew mi la dëkk Karim Wade luñ ko mënoon a toppee d'accord mais ñañ ko doon toppandool moom ñooñu ñi ngi fi di dox seeni soxla te ñooñu kenn waxu leen dara kon comme ñooñu lañ mën a baal war nañoo mën a baal Karim Wade mi nga xam mooy doomu Ablaye Wade mi xeex ba démocratie am ci réew mi man loolu laay wax te loolu maa ngi ciy lancé un appel solennel les intellectuels les élites ñi nga xam ne ñoom dañoo libre réew mi rek moo leen ñor par parloo ñori leen du ay Ablaye Wade man nee naa leen PDS musuma ko wooteel te buñ ñëwaatoon sax pour ma wooteel leen dama koy xool waaye nag ñàkk a wooteel PDS teewul ma reconnaître fi Ablaye Wade yóbbu réew mi loolu dafa jar a xàmme parce que nit boo xàmmeegul loolu rek nekkugoo nit man ngeen a bañ a bokk ay principe ci wàllu politique mais nga nangul ko njàmbaaram ak góorgóorloom ak fi mu jëlee réew mi ak fi mu ko indi kon mbokk yi hommage boobu dañ ko doon def ci Ablaye Wade rek Ablaye Wade mën nañuy wax fii ci moom bu suba di wax ni intellectuels yi na ngeen gën a gëstu Ablaye Wade wala te li ñuy gën a gëstu ci moom nee naa leen rek lañ ko peuple bi deseel te loolu peuple bi moo ko deseel la du état moo ko deseel mais peuple bi mooy ñu dem jëli Karim Wade indil ko parce que mbokk yi bu ñu naxante ku ne xam na ne doom mooy li gën a jege ci xol te nit ki ku sañoon sa doom moo lay doon li ñuy wax ni yëpp waxi caaxaan la ku sañoon sa doom bi nga jur ci geño moo lay doon suñ sëriñ si fi yëpp seeni dooma leen doon kon bu ñu nee politique sa doom warula cee doon loolu man am naa ci beneen gis-gis démocratie nag démocratie la mais xoola doom joo xam ne bu solee dàll baay bi mu jot ko war na koo mën a doon mu ñëw taxaw dëggal boppam Sénégal yi kenn moomu leen Sénégal yi ñooy fal Sénégal yi doomi diw taxul nga falu fi Sénégal mais ñàkk gim ñàkk a bokk loolu baaxul gënul ci réew mi il faut ñu wax ko gënul dafa war a bokk Sénégalais yi tànn ku leen doy ñu jox ko réew mi mais diw war ta bokk war ta am te loolu ñëpp a ko war a dénoncer waaw kon Ablaye Wade nañ ko dimbali indi doomam ci réew mi bu ñu indee doomam élection 2024 incha allah Sénégalais yi tànn ku leen neex jox ko réew mi Sénégal continuer waaw parce que Sénégal moom yàlla am na lu mu fi def peuple lañ boo xam ni xàmme nañ peuple bu ràññee lañ waaw ñun duñ dugg ci ay considération politique parce que loolu ñun intéressé wuñu ñun li ñu intéressé mooy avenir réew mi nan la ñuy fexee ba lépp lu ko nar a perturber ak fu mu mën a jógee ñu taxaw ne lii baaxul ci réew mi waaw Sénégalais yi nag ñu tànn ka leen doy kon mbokk yi hommage boobu dañ ko doon defal maître Ablaye Wade ñu wax ni buñ bàyyi ba mu faatu ñu bëgg a takki rajo Sénégal jariñu wuñ ci benn nit Cheikh Anta bi mu fiy dund kenn wax tudd ko buñ faatoo ñu takk ay rajo tuddee ko ab université suñ mag ñu baax ñi sax jariñoowuñu leen biñ faatoo nañ leen di commencé di tudd Alaaji Abdou da baax kenn jariñoowu ko bi mu faatoo lañ ko commencé di tudd loolu nag bu mu ñu dal ci Ablaye Wade Ablaye Wade dafa nekk koo xam ne dafa marqué histoire au Sénégal nañ ko delloo ko njukkal nag du ay wax du ay rencontré ko mais delloo ko njukkal xam nga mooy lan mooy jëli Karim Wade ni ko benn doom rek bu góor nga fi am bokk na ci Sénégalais yi am na droit laaj li ñëpp di laaj buñ koy xañ peuple bi xañ ko buñ koy jox peuple bi jox ko in uridu illa al islah wa ma tawfiqiya illa billah seen mbokk la imam Dramé ci xew-xewu jamono wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh